maa ngi ak Babacar Mbaye nekk responsable PDS à Thiès waaye tamit bokk ci comité directeur bu parti démocratie sénégalais Babacar maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay. voilà Babacar li ñuy njëkk a waxtaane rek nan nga gisee dialogue bi parce que bëri na coow lool. waaw dialogue bi wax dëgg yàlla suñu waxee dëgg te yàlla tax farce la maanaam il veut nous berner maanaam mooy dañoo bëgg a fooye ndax booy woote dialogue dafa am ay base yoo xamante ne moo ko war a lal ay socle yoo xam moo war a lal dialogue boobu bu ko defee tey les parties prenantes ñi nga xam ñoom ñoo ci bokk ñu àndandoo xàccandoo doorandoo mais mënuloo woote dialogue opposition bi parti yi gën a am représentativité au niveau du conseil des collectivités territoriales au niveau de l'Assemblée nationale ak au niveau du plan électoral parti yooyu boole woo leen ci joxoo leen seen gëdd te coalition yi nga xamante ne moo ëmb parti politique muy des coalitions de partis politiques de l'opposition la majeure partie de leurs leaders sont inquiétés par la soi-disant justice de Macky Sall kon tey bu fekkente da nga bëgg a woote dialogue mooy séddale bukki bii nju bii sàmb bii ku ci njëkk teg naa ci sama loxo kon jàpp naa ni dialogue amut dañuy jéem a nax doomu aadama yi nax sénégalais pour jéem a am une image au niveau international que ñu ne sénégalais dëkku démocratie dëkk la boo xam ne am na dialogue entre le pouvoir et l'opposition ndax mënuloo jàpp Karim Meïssa Wade tëj ko pendant 4 ans génne ko dëkk bi de force jàpp Khalifa Sall tëj ko bëgg ko yóbbu procès pour yàq ay këyitam ba nga xam ne dootuñu ko mën a fal bu ko defee tey nga récupérer mairie bu Dakar récupérer la majeure partie de Dakar bu ko defee mu nekk ci loxo pouvoir bi te jàpp naa ne tey loolu su amee nekkul loo xamante ne du ñu da nga jël des leaders de l'opposition nga bundu xataal leen ba ñemeetuñu wax wala bu ñu waxee tamit yaa ngi leen di tegal bant boo xamante ne boo leen jëlkatee wala ngeen wax ci domaine sàngam dinañ leen def li nga xamante ne maanaam mooy tëj ci kaso bi nga jël Sonko dàq ko fonction publique et j'en passe kon jàpp naa ni dialogue mënul am Sénégal te la majeure partie des partis de l'opposition bokkuñu ci yenn parti yi nga xamante ne ñoom dem nañu wuyu ji c'est pas une représentativité de l'opposition la majeure partie de ces partis yi dem ci dialogue bi loolu dafa nekk loo xamante ne ay parti ñoom yoo xam waa APR ñoo ko parrainé ñoo leen jox xaalis pour ñoom ñu mën a dem ñu ne voilà y a des centaines de partis yu bokk dialogue fekk la majeure partie des partis yi am représentativité au niveau national et au niveau international ñooñu bokkuñu dialogue bi loolu moo tax ma ne man gëwuma dialogue gëmaanuma dialogue te bu fekkente ne Macky Sall dafa bëgg a dialoguer moom ci boppam moo war a woote dialogue woo Abdoulaye Wade woo Idrissa Seck woo Abdoulaye Baldé woo ñi nga xam mooy les partis de l'opposition représentative bu ko defee mu toog wax ak ñoom mais du yebal ab ndawam un ministre de l'intérieur bi nga xamante ñëpp dañ ko disqualifié ñu ne il est parti pris c'est un maire d'une commune c'est un membre du secrétaire exécutif national de l'APR vraiment ba pare nekk un responsable apériste kon kooku mënul nekk ministre de l'intérieur mënul jiite ay élections. ok li xew assemblée nationale muy commission bi nga xam ne ñoo ngi ko fay bëgg a taxawal ngir xeex ki nga xam ne mooy dindi kiiraayu du ma wax xeex mais dindi kiiraayu ki nga xam ne mooy Khalifa Sall gis nga li xew démb muy clan Diagne Fada bi ñoom ma dikke mujj def benn groupe ànduñu ci wàllu. waaw maanaam mooy man dama comprendre ban Sénégal la nekk ak ban assemblée lañ yor ndax man jàpp naa ne bu fekkee ne Khalifa Sall da nga ko tëj kaso mu leer la ne il sera député ak lu mu mënti am il sera député parce que dafa jiite coalition de partis politiques pour dem élection législative mais ba nga xamee ne doo ko bàyyi mu dem assemblée da nga waroon invalider sa candidature d'abord mais comme accepté nga la candidature de Khalifa Sall mu génn nekk député lan lay wàll ñu Macky Sall lan lay wàllu justice ñu ne Khalifa Sall nañ ko def bàyyi nëgandiku te bu boobaa dañ ci respecter Sénégal au niveau national et au niveau international mais nga bundu xataal ko jël Khalifa Sall tëj ci kaso bi xañ ko ay àqam ak ay yelleefam te jàpp naa ni ces avocats font partie des meilleurs avocats de ce pays et même au niveau national et au niveau international au niveau de l'Afrique aussi ñoo xamante ne vraiment li ñu jàng ci droit indi ko ci ay traité indi ko ci ay convention nga ne leen li ngeen wax baaxul vraiment y a quoi fouilleter kon jàpp naa ni dañoo jalgati yoon Khalifa Sall dañ ko waroon a bàyyi mu dem fekkee installation 13e législature mu dem këram ba keroog ñuy lever immunité parlementaire bu boobaa kenn du ci wax mais violation flagrante des droits de Khalifa Sall moom lay nekk nii te jàpp naa nit ki su fekkee da nga ko juger ne ko c'est un présumé innocent war nga ko mën a jox àqam ak yelleefam ba pare garantir ko un procès juste et équitable te jàpp naa ni loolu
jëmuñu ca donc kon ñoom ñi nga xamante ne maanaam ñooy les leaders de l'opposition nekk au niveau de l'Assemblée li ñu def loolu la ñu war a def te jàpp naa ni tey am na un autre député parce que moom laa man dama bëgg toujours une cohérence boo xam dafay am moo xam muy ci justice bi moo xam muy ci exécutif moo xam muy ci législature bi man naka nga mën a ñëwee tey ñëpp taxaw ay député de la majorité ne dañuy dindi immunité parlementaire Khalifa Sall de notre côté un autre député présumé innocent bu ñu ne dañ koo jiiñ ci wàllu corruption ci pot de vin muy Cheikh Tidiane Gadio ngeen def un bouclier avec le président de l'Assemblée nationale ngeen ne da ngeen dem ngeen soutenir ko te kooku il est à l'extérieur pour le moment kon tey dama ne ki nekk ci biir réew mi nekk sa collègue député ngay war a àndandoo nekk benn xàccandoo jàppale ko parce que nguur day jeex ëllëg ngeen dindi immunité parlementaire ci ngeen jëm Cheikh Tidiane Gadio am ay problème avec la justice américaine ngeen taxaw da ngeen koy défendre vraiment kon dama ne Sénégal gisatuma sama bopp ci sama assemblée nationale surtout la majorité une majorité boo xamante ne elle est incohérente man bëgguma ko kon 2 poids 2 mesures mooy am ni ñuy défendre Cheikh Tidiane Gadio la ñu war a taxaw défendre ki nga xamante maanaam moom mooy Khalifa Sall ñu taxaw ñett pour une première fois dans la législature sénégalaise la majorité taxaw daane non à la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall mais yaakaaroo ma ko ci ñoom. discours Khalifa Tidiane di Serigne Babacar Mbaye Sy Mansour bi fa Karim bi fa kii demee nu mu tëddee Macky Sall président de la République demee bëri woon na coono nan nga ko jàngatee ci discours bi ba mu fa tenir. waaw ñu ngi profité ci micro bi di jaale ki nga xamante ne maanaam mooy toute la famille Tidianiya ci génnuk àdduna Serigne Abdoul Aziz Al Amin di ndokkeel tamit di ñaanal ki nga xamante maanaam mooy Serigne Babacar Sy Abdou ñu koy Serigne Mbaye Sy Serigne Babacar Sy Mansour ñu koy Serigne Mbaye Sy Mansour xilaafa gi yàlla na ko jikk waaye man damaa jàpp ne wax la joo xamante ne kilifa gu ko wax la te bu fekkoon tey jii nii dafa nekkoon xalifa général de tous les Tidjanes du Sénégal ou bien du monde ñu mën a wax mais li ñu mën a wax maanaam mooy Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñi ko bokk dafa bëri Njaasaan a ngi ci Tiwaawan a ngi ci Ñaseen yaa ngi ci Laayeen yaa ngi ci Xaadir yaa ngi ci waa kër Cheikh Ahmadou Baro Njigéen ñu ngi ci waa Ceerno Limaamu Laay maanaam dafa bëri bu fekkoon tey famille boobu yëpp lay waxal bu boobaa dinañ na kat kon Tijaan yëpp ànd nañu waaye ñaan la def bëgg-bëggam la def loolu nag moom wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ne kilifa du wax nga koy diingaat mais sunu borom moo yor ay mbiram moo yor nguuram moo jóg ku ko neex di ko rocc ku ko neex te jàpp naa ne daloon na fa ay kilifa yoo xamante wax nañu sunu borom dogal leneen te kilifa ak goo mënti doon parti boo mënti doon ak loo mën di jiite dafa am loo xamante ne équilibre lañ ciy ñaan ndax tey du sa taalibe yëpp ñoo nekk ay Macky Sall am na ci ñoo xamante ne Ablaye Wade lañ gëm am na ñoo xamante ne Idrissa Seck lañ gëm am na ci ñoo xamante ne Gadio lañ gëm am na ci ñoo xamante ne Sonko lañ gëm am na ñoo xam ne ñeneen lañ gëm te jàpp naa ni kilifa bu ñu ko waxee dëgg mooy maandu goo xamante ne ci yenn yoo xam ne dafa war a am ndax sa taalibe da nga njabootu taalibe bu nekk te loolu tamit mën a dem ba mettre en cause la parole de nos chefs religieux te gis nañ ko fi ba tàyyi nit ku ne diw yaay gagné di nga am 2e mandat yaay génn premier tour yaay génn 2e tour suñu borom dogal leneen te bu boobaa loolu day tax suñu kilifa yi dootuñu leen mën a wekk au niveau national et au niveau international vraiment génn la boo xamante ne am na ñu mu neex am na ñoo xam tamit neexu leen parce que boo ko liiree ci via les réseaux sociaux nga xam ne ñi mu naqari moo ëpp ñi mu neex vraiment nag kilifa du wax ñu di ko diingat wala ñu di ci wax leneen ak leneen waaye man de su doon man la dinaa téye sama bopp ñaanal ko la ma ko yéene ma def ko fasal ko sama bopp sama xol waaye dama publiquement may indi mer sama diggante ak samay taalibe te jàpp naa ne kilifa diine yi bu ñu xoolee ci ginnaaw tey Macky Sall taxaw na vous êtes des citoyens ordinaires Sénégal li koy développé mooy xam-xam ak la waaye du course moo koy développé tey tamit dëgg la mu ngi leen di defaral te bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw projet de la modernisation des villes saintes du Sénégal kërug diine ñu koy defaraat projet la boo xamante ne son excellence maître Abdoulaye Wade président du Sénégal d'alors moo ko bëggoon créé woon ko defoon ko nekkoon ci programme am ba bu gañee 2012 mu continuer ko la preuve en est que commencé woon nañ ko pire te jàpp naa ni Macky Sall bi mu demaatee bi parti waawoon fañ ko daam dalal ñu ko fa ndax lan ko liggéey ba moo baaxul liggéey la boo am liggéey yàkkamti la woon tey tamit may bañ résidence yooyu ñuy defar
ci kër sëriñ si na nekk résidence yoo xamante ne dañ fay jaamu yàlla di fa jàng ay xasida di fa jàng ay tafsir di fa def lu baax lu jëm ci diine mais yu bañ ko def ay dalluwaay yoo xamante ne day dem ba niru ay hôtel te on parle en connaissance de cause on parle en connaissance de cause bugguñu mu nekk ay hôtel yoo xamante ne nañ ma baal yenn sëriñ si ña ngi fay dem di fa def naka su noonu ay résidence la yoo xamante ne pour jaamu yàlla la pour dalal ay gan mais pas pour hôtel pour bànneex wala pour béggee. nan nga jàngatee jamono ji ni Sénégal nekk. ci ban côté. ci parcours accident yi bari nañu gis nañu tamit ne laq gi am na gis nañu ndóol gi gis nañu lu nekk ci jamono ji daal. waaw. waaye tamit gis nañu ni am na yuy développé aéroport bi macha allah train bi a ngi ñëw yeneen a ngi ñëw. waaw maanaam wax dëgg yàlla Sénégal dañu ko war a defal ndëpp national ndax wax nañ ba tàyyi ne bëri waan na kuy wutum réew da ngay dem ñu jox la xam-xam boo xam ñu ngi ko tuddee zulmaniya te xam-xam boobu soo ko yoree buñ lay jox sax di la ko jox dañ lay wax conséquences yi nga xamante ne maanaam moo ci am dinañ leen bakkan yu bëri dana tuuru lakk gu bëri dana am ndox mu bëri dana tuuru deret gu bëri dana tuuru ak accident yu bëree bëri accident yi nag lu ci bëri comportement la mais li ci bëri tam manque d'infrastructure yoo xamante ne ki fi nekk te daf ko waroon continuer àggale ko ci ni ñu joxee permis ci ni nga xamante ne moom la ñuy oto yi visite technique ni muy jàllee te wax dëgg yàlla dama koy wax di ko waxaat oto boo xamante ne am na 15 ans jóge Europe moom moo gën a oto bu am na 30 ans nekk Sénégal di daw te oto bu jógee 15 ans jóge Europe ñëw dana am ceinture de sécurité dana am airbag dana am ay organes yu baax te mën naa dawaat 10 ans yoo xamante ne doo ci gis réparation yu grave xam-xam bu zulmaani yi boobu nag képp ku ko indi da nga nekk koo xamante ne sa askan ñoom ñoo ci am problème bi lan la mooy que ni deret ju bëri dana tuuru. mais da ngaa bëgg ni xam-xam boobu Macky Sall da koo yor xanaa. Macky Sall xam-xamu zulmaani la faloo te ngeen bàyyi xel bu baax a baax li may wax xam-xamu zulmaani ku ko am nga nekk njiit maanaam day dem ba dafay ëpp doole njiit yi nga xam ñoo nekk ci sa dëkk moo xam ay xalif généraux lan moo xam ay président de parti la moo xam ay ñu jiite yenn section la dañuy disparaître te boo leen xoolee depuis 2012 ba léegi une dizaine de xalif généraux wàcc nañ liggéey boo leen xoolee 2012 ba léegi une trentaine de marché lakk nañ fi chaque 15 jours la ngay dégg marché bu lakk boo xoolee depuis 2012 ba léegi am na fi ay accident yoo kenn mënu laa wax nu mu toll ba màggal Tuubaa gi mucc vraiment kon agression yi rey yi rend yi barki dem dégg ab image bu ñu rendi kon da ngaa jàpp ni maanaam sacrifice la Macky Sall def ci réew mi. moo tax nag ma ne dañoo war a def ndëpp national war a ñaanal réew mi te ñaan googu war nañ ko mën a def secret bi ñu bëree bëri xam nañ ko pour loolu mën a dañ fii ndax dafa tooñ ndax xam-xamu zulmaane bi ma leen ci jox benn exemple boo koy def mën ngaa fekk picc bu nen ba nga xamante ne dafay waaj a toj nga jël nen yi am loo ca def yaakaar googu nga tas tàqali googu nga tàqali diggante yaay ak doom kooku suñu borom daf ciy mer te boobaa dafay fayu ci li nga xamante ne mooy population di nga rendi di nga gas di nga suul di nga sànni ci ndox mi